mbokk xarit ñu seetaan ci TV online 221 tey ñu ngi dellu si waat ci seen émission bàyyi xel ñetteelu xët tey nag bàyyi xel dafa nekk émission boo xam ne dana spécial lool ndax pour la première fois ñu dalal koo xam ne dañ koy wooyee taxawuma di assistance handicap mooy comme li tax a jóg bàyyi xel rek muy émission boo xam ne day xamale ay jëmm yoo xam ne dañuy dox ci social nëbb yoo xam ne dañuy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla ñoo xam ne dañuy jóg di xool mbiru doomu aadama yi seen i soxla ñi nga xam ne dañu nekk ay néew doole te seen borom dafa def seen loxo jël seen gannaaw ñoom ñu jóg ak seen kéem kattan donte kenn nekkul seen gannaaw ñun dañ jóg jàppale jëm yi ci yàlla képp a tax te nag ñu am na koo xam dañu koy dalal nag mooy Ibrahima dekk na président association bi ñu woy taxawuma bu ñu ko déggee dafa am ñaari sens taxawuma ndax ñoom taxawuma waaye taxawuma tamit ñuy taxaw doomu aadama ci ay mbirutam ci ay jàmbatam te nag ñu ngi dalal Ibrahima nag di ko bàyyi nag mu présenté wu ci doomu aadama yi Ibrahima na nga def. maa ngi sant monsieur Seydina ñu ngi lay nuyu vraiment di rafetlu li nga xamante moom mooy invitation bi ñu dalal di ñëw au nom de en tant que président wu Taxawuma assistance handicap donc di jaajëfal suñu ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy suivre moo xam travers Sénégal wala travers monde bi ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ni di am kontaan ak mbégte ci dalal bi ñu dalal tey incha allah. Ibrahima dañu gis ne yéen da ngeen jóg liggéeyal yàlla mais yéen liggéey bi ngeen liggéeyal suñu borom dañ ko jaar ci ay doomu aadama ngeen jóg yéen di xool ñi nga xam ne tey ñu ñuy wooyee fii ci Sénégal daan ay ñu mat moo xam ne maanaam ñi seen cër dañoo manqué ñi dañoo nangam sàngam yéen ngeen jóg ni suñu liggéey dañ koy def maam ci jëmm yooyu fexe nu ñu fexe ba léegi réinsérer leen ba fa gëm loolu seen bopp liggéey bu naka ngeen koy doxalee yéen. waaw Seydina Dawo ñoo ngi lay jaajëfal encore une fois vraiment question bi ñu posé léegi nii question bu neex la en fait ndaxte comme ni nga ko waxee handicap moom lu tax ñu xalaat sa d'abord Taxawuma assistance ndaxte yàlla dafa def en travers année bi moo defee bac ma def son première année donc au niveau universitaire si laa amee handicap ma gis ni en travers su fekkee yaa ngi gis université dafa laaj accompagnement c'est-à-dire taxaw ñu lay taxaw pour yéeg ñu lay taxaw pour sooy def cours ak yu mel ni yëpp ma gis ni circuit même sooy génn bay jàngi bay wàcc il faut nga am accompagnement si laa xalaatee ma ne pourquoi pas man it aussi du ma jéem a aider sama morom yi nga xamante ñoo ngi seen kër nekk ay xale bëgg a dem jàngi waaye amuñu ku leen di accompagner si laa ne pourquoi pas Taxawuma man tuddee ko benn tour boo xamante ni en travers dina accompagner ki nga xamante dafa dund handicap. Tu vois que handicap mën naa ni benn mbir la boo xamante ni bu doy waar la ndaxte Olof Njaay day faral di wax ni dund bu sottigul lépp xaj na ci ndaxte on voit que handicap dafa am ñaari type personnes yoo xamante ni souvent handicap moo leen di dal mooy ki nga xamante ni dafa juddu am handicap ak ki nga xamante dafa juddu handicap mu daal di koy dal léegi nag suñu raq yooyu nag naka lañ def ba accompagner leen mooy d'abord li ñu njëkkee mooy dañuy def lu ñu tuddee sensibilisation ndaxte nit bi ngay jàppale faaw nga sensibiliser ko d'abord wan ne ko ni doo handicap ndaxte on dit que handicap nit ki mënut a nekk handicap ndaxte tant sa xel mu ngi yaa ngi doxal sa xel bi j'espère que moom mun na la aider nga bañ a handicap li ñu mën a wax mooy dafa am sa cër lu wàññeeku loolu la ñuy tuddee handicap mais nekkul nit ki xelam wala xalaatam moom moo handicap tant yaa ngi am xalaat rek handicapé wu. donc à cela nag ñooñu la ñuy jël defal leen sensibilisation ñu waxtaan ak ñoom dalal seen xel wax leen xamal leen ni handicap teewu la war nga mën a bay sa waar war nga liggéey war nga jàng war nga def n'importe activité bi nga xamante ni moom nga bëgg a def. su fekkee côté accompagnement bi aussi ñu accompagner la accompagnement bi mooy nañ fexe ba intégrer la ndaxte surtout on voit que handicap pour mu nekk stable il faut mu jàng d'abord ndaxte soo jàngul mooy indi problématique yi nga gis yëpp mooy xale bi jàngul. su fekkee parents yi aussi gis ni tamit parents yi dañuy am problème ci côté boobu mooy problème de complexe waaye da ngay am benn doom yàlla natt ko mu am handicap parent bi ci bopp moo koy nëbb di ko denc du def benn activité du xam àdduna du xam dara souvent nag gis naa benn histoire benn femme keroog demoon naa ba côté Thiès yooyu xale la boo xamante ni moom lañ ko nëbb du mës a génn amul du foowi amul ay àndandoo amul dara moom ci néeg bi lañ koy weer
moom lañ koy dañ koy génne toute la journée fa lay nekk heure añ su génnee ñu indil ko añam lépp fa lay koy jiwee imagine kooku esprit bi nga ko jàngal orienté ko moom est-ce que finalement dina am objectif wala dina am principe pour mu def benn activité ndaxte lu tax tàmm ko léegi kooku su màggee nag nu muy def day tàllal loxo en fait on voit que voilà donc moo tax nag taxaw ma assistance handicap day ñëw d'abord pour accompagner leen taxaw leen li ñu tuddee assistance ñu assister leen ba pare su ko defee ñu accompagner après ñu orienter leen su ko defee ñooñu ñu daal di njëriñ seen bopp njëriñ seen morom ñu mel ni ñoom. kon daal su ma la déggee da ngeen def benn campagne de sensibilisation dugg ci biir kër yi waxtaan ak parents yi. d'abord mooy si sensibiliser parents yi par rapport ak fléau bi ñu ko mën a wooyee. exactement bon recenser aussi handicap yi aussi parce que boo seetloo seen i bébé day wute. peut-être ñii dañuy am problème mu bekkee mais dafa am ñoo xam dañuy am problème mu réinsertion au niveau des écoles. ñii peut-être am ay problème médical yooyu. mais léegi yéen une fois déjà ngeen def seen campagne de sensibilisation booy gis déjà gis ngeen ñi ngeen soxla yëpp pour liggéey ak ñoom dafa am ñeneen ñu ngeen jokkoo pour liggéey ak ñoom. waaw côté juste accompagnement bi dama koy tuddee comme ni nga ko waxee léegi nii ndaxte on voit que chaque fois dañuy gis xale yi matériel dañuy am problème matériel moo xam côté chaise wala béquille wala certaines activités yoo xamante il faut ñu am ko ndaxte dañuy gis ni souvent il faut nga dem jëndi dem hôpital bind demande wala certaines choses et léegi imagine nit ki soxla aide si saa si il faut mu toog 24 heures wala 1 mois léegi kooku mën naa ne du mën a génn du mën a def dara en fait léegi ñun nag dañuy fexe ba collecter def ay collecter comme ñun suñu morom li ñu njëkk a def mooy dañoo teg en tant que ñu ñoo def suñu propre moyen comme man mii sama première fois li ma njëkk a def mooy maa amoon benn moyen benn somme ma njëkk ko teg ne la somme baa ngi nañ fexe ba d'abord xale yi ñu am ñu aider leen en tant que ñun suñu propre moyen demande ñu kenn d'abord la première chose mooy ñun samay xarit ak ñi nga xamante ni ñoom laa nekkaloon doon jàngandoo donc j'espère que Turquie laa nekkoon donc en avant après ba ma ñëwee aussi ma créé donc concept projet bi à cela ñoom nag seeni dërëm ak suñu juróom ak fukki dërëm 100 francs la ñuy dajale daal di jënd certains matériels yi nga xamante ni ñoom dañ koy soxla nu mu gën a gaawee donc beneen aussi ci cadre accompagnement bi on voit que souvent ñi nga xamante ni dañuy war a suivre lu ñu tuddee côté de massage yi mooy dafa am xale yoo xamante ni dañuy juddu il faut ñu def massage ñoo leen dimbali pour ñu mën a aider di jéem a dox pour mu leen aider ñu mën a seen jug muy yomb ak yooyu te on voit que xale muy mel ni bant bi su woowee rek pour nga jubbanti ko day daal di metti. mais est-ce que yéen léegi du nga ñëw ci kër parents yi ne ñun d'accord pour sensibiliser maanaam parce que qui dit sensibilisation après sensibilisation il y a ce qu'on appelle recensement. voilà déjà motivation numéro 1 mooy man soo xoolee ci man dama am handicap déjà su ma ñëwee rek wax ak yow parent di nga xam déjà kii lu mu wax lu leer la en fait ndaxte parole dafa am ñaari parole yu xel nangu mais su ma ñëwee wax ak yow kàddu yu leer mooy dañuy ñëw def enquête d'abord. ndaxte li ñu njëkk a def mooy dañuy enquête d'abord def équipe boo xamante day def enquête ñëw si terrain bi la ñuy ñëw ci kër gi xool xale bi lan la soxla ak lan mooy problème lan moo waral handicap bi xool ci parents yi est-ce que ñu ngi koy toppatoo est-ce que moyen la lan mooy problème bi xool tamit lan moo waral handicap bi su fekkee dafa laaj ñu daal di yóbbu ko hôpital ñun ñu daal di xool naka la ñuy contacter ak suñu connaissance ak ñi nga xamante ni bon volonté yi nga xamante ni ñoo ngi fii bëgg nañoo def loo xamante ni lu baax la ñu waxtaan ak ñoom donc si cadre boobu la ñuy dem accompagner ñooñu léegi nag on voit que souvent parents yi dañuy compliqué comme ni nga ko waxee mais ñun moom yàlla dimbal nañu équipe bu ñuy njëkk dem ndaxte déjà équipe balaa ñu laa yóbbu sax nan lay former d'abord looy communiquer ak parent bi na ngay waxtaan ak moom d'abord ndaxte parent bi soo ñëwee dafa am beneen melokaan correct d'abord aussi yow miy jàppale tamit faaw nga nekk nit bu responsable yëpp c'est des choses yoo xam ne dañ koy maintenir dañ koy bàyyi xel d'abord balaa ñu am accès ci parent bi ñuy seeti. léegi mënoon laaj benn question mooy par rapport ak assistance taxawu ma est-ce que ñi ci liggéey ñëpp ce sont des personnes en situation de handicap. voilà macha allah loolu si cadre boobu on voit que dañoo ñaari benn vol la mooy dafa am ñoo xamante ay handicapé lañ am ñoo xamante dañu handicap ay valide lañ quoi en fait ndaxte ñooñu
comme suñu moroom la ñoo xamante ni ñoo doon àndandoo yàlla def comme man en avant amoon handicap par la suite ma am handicap ñooñu ma doon fowandoo tout ça loolu daf leen di motiver plus dañ naan lu tax kii en tant que nekk handicap mu ñëw porter projet bi ñun nag duñu yeyoo moom mu ñu jiitu ci projet bi ñoom ñooy porter volontaire pour ñëw accompagner kon j'espère que taxawma assistance am na ay handicap valide am na ay valide donc mais ay surtout ñi nga xamante ni ay valide lañ ñooy gën a taxaw ndaxte ñoom ñooy mën a def démarches yi ñooy mën a def certaines choses yi ndaxte handicap parfois du mën a am na genre accessibilité milieu yoo xamante ni duñ fa mën a dem donc ñu personne valide yi ñoom ñoo ñuy accompagner ñoo ñuy gunge comme léegi ni ba ngay ñëw gis nga docteur Abdou xam na ni man damaa xaw a yéex mu daal di may jël mu daal di may fopp comme noonu su fekkee personne valide moom moo mën a def genre métier yooyu. Justement yéen ñaata temps d'expérience ngeen am sur le terrain. voilà donc cadre boobu ñun ba ñu juddee sax janvier bi passé 2018 bi la ñu créé taxawma assistance donc j'espère que ba ñu commencé ba léegi 7 mois la ñu amagum ci ay activités ak ci ay accompagnement ak ci activités de sensibilisation. mais 7 mois yi lan la ngeen def ci 7 mois yi déjà donte juddu ngeen mais déjà seen jëf rëy na. waaw suñu jëf waaw alhamdulilah ndaxte yàlla moom souvent lu muy gën a na mooy liggéey su sellee rek mu jàpp ci. ndaxte ñun ba ñuy contribuer amuñu moyen dara. bëgg nañoo def mais amuñu. léegi à cela dañuy dem bonne volonté yi nga xamante ni ñoo ngi ci koñ bi wala quartier wala ñoo xamante ni xamoon nañ leen. ñu dem waxtaan ak ñoom ne am nañu cas problème bi tel aussi contacter suñu connaissance j'espère que ba ñu demee ba léegi ba ñu commencé def nañ fi ay dons li mel ni matériaux béquilles chaises yu mel noonu def nañ fi tamit li mel ni ay dons de médicaux li mel ni donc au niveau de l'hôpital Roi Baudouin demoon nañ fa yóbbu fa ay dons aussi tamit di fekkee ay dara alimentaire li mel am na xale yoo xamante ni dañuy soxla riz moo xam certaines choses yoo xam ne dañ koy soxla ci seen dund daal en fait donc am na xale yoo xamante ni ba leen defal recensement jotoon na leen aider ci concept accompagnement yooyu aussi tamit am na ñoo xamante aussi soutien dañuy am problème li mel ni problème financier c'est-à-dire xale boo xamante ni war na dem jënd benn médicament ndax tamit xale yoo xamante ni crise lañuy daanu chaque semaine wala 2 mois dañu war a jël benn comprimé di ko war a jël chaque mois chaque semaine minimum noonu il faut ñu am benn soutien financier am na xale yoo xam ne aussi dañuy war a donc transporter c'est-à-dire génn parfois jàngi dañu war a jàngi moo xam ci côté koñ bi wala ci ginnaaw donc il faut ñu am moyen de déplacement boo xam ne dina leen mën a aider su ko defee ñu mën a def seen activité. normalement. mais léegi yéen seen ambition lan la fu mu nekk nii parce que y a la sensibilisation d'abord y a l'enquête y a la sensibilisation y a l'orientation l'accompagnement le suivi mais aussi am ngeen ay ambition am ngeen aussi ay projets. donc macha allah si cadre boobu mën naa ni suñu ambition d'abord mooy ñu def ko fondation boo xamante ni bu universelle la. boo xamante ni ñëpp képp koo xamante benn problème ñu régler la ko ci saa si mën nañoo def lépp waaye yaakaar nañ ni fu nekk déjà am nañ fa ay représentants su fekkee Guédiawaye am nañ fa juste représentant moo xam Pikine moo xam Thiès Mbour Saint-Louis moo xam région yi wala sous-région yi am nañ fa ay représentants yoo xamante ni ñoo ngi foofu kon donc juste lu ñu manqué mooy moyen j'espère que su fekkee ñun commencé nañ ak suñu propre moyen am ñoo xamante ñëw nañ pour dooleel ñu plus donc dina nekk activité bu gën a visible ndaxte gis nañu handicap dafa nekk loo xamante ni du mu ne ñoo ngi ciy def bàyyi suñu waar mais li ñu ko war a joxee gëdd dëgg-dëgg dafa des quoi donc moo tax nag en tant que ñun lancé appel bu ñuy lancé mooy képp koo xamante ni yaa ngi def te yàlla tax donc nga gis ni handicap tamit benn domaine la bu sensible la te aussi on voit que ñu bëri négligé nañ ko waaye bu ñu jàpp ni dund bu sotti gu lépp xaj na ci mooy tey su fekkee handicap dalu la am na sa frère bu mu dal wala sa frère wala kenn ku mu koo xamante ni yéen a ngi nekk
donc dafa nekk activité dafa nekk mbir moo xamante ni lu sérieux la dañ ko war a jël au sérieux tamit fexe ba accompagner leen. jërëjëf mais léegi par rapport ak autorités yi ngeen dëkkal parce que yéen a ngi basé wu ma rappelé ko yéen a ngi basé au niveau de Sam Notaire. yéen seen diggante ak autorités yi ndax ratax na. waaw donc autorités yi moom xam naa politique moom moo leen ñu gën a ëpp doole ndaxte nit ñi dañuy naan dañuy jàppale waaye au contraire lu ñuy def ak lu ñuy wax donc daal di bokk ndaxte ñu bëri dañuy dig mais dinaa la jox temps wala dinaa ñëw jàppale le jour mais soo ñëwee doo ko fekk ñun nag xaaruñu kenn. d'abord ak suñu moyen la ñuy comme ni ko waxee sànq rek ndaxte yàlla su liggéey bi sellee rek moom moo ci def loxoom vraiment parfois dañuy toog rek benn waay ne loo leen soxla matériel wala chose ñu fexe ba daal di def donc daal di fay dem waxtaan ak moom ci cadre taxam assistance donc yàlla def mu contribuer noonu la ñuy def naka noonu waaye si au niveau bi nga wax noonu ñu bëri dañ lay dikk waaye li ñuy dikk ak li ñuy wax souvent day xaw a du méngoo. mais amul leen benn partenaire étranger boo xam ne déjà mu ngi yéen a ngi lëkkaloo di liggéey ak moom. voilà donc comme cadre boobu je pense que comme donc au niveau association donc Rahma donc pour l'instant ñoom ñooy contribuer certains aides parfois li mel ni comme matériaux parfois ñu recevoir ay aides mais doyul quoi. ndaxte déjà am nañu liste boo xamante ni moo ngi fi mun naa ne ay centaines des personnes yoo xamante dañoo am handicap di soxla ay aides moo xam ci côté denrée alimentaire moo xam côté matériaux moo xam ci côté soins wala accompagnement ci yeneen cadre kon juste pour vous dire rek domaine boo touché rek handicap soxla na accompagnement. mais yéen au niveau de l'assistance handicap est-ce que amu leen ay projets yoo xam ne dafay nekk ay projets maanaam générateur de revenus. pour mun a permettre déjà ngeen autofonctionner en tant que partenaire de réactionnaire. voilà c'est très important déjà am nañ projet bu ñu bind ba pare déjà li mel ni projet aviculture ndaxte poulailler boo xamante ne dañuy mën a aider chaque mois ñu am benn somme boo xamante dina génn li mel ni tamit projet centre. juste informatique boo xamante ni dinañ mën a tàggat xale yi aussi tamit dina am benn bain boo xamante ni wala gain boo xamante ni dina mën a dina mën a génn chaque mois aussi li mel ni projet wu donc li mu tuddati côté transport véhicule boo xamante ni daf ñuy transporter souvent su fekkee dañoo am activité après su paree mu dem def activité mu daw ci tali bi donc ñaari projet yoo xamante ni bind nañ ko ba pare déjà partenaire la ñuy xaar souvent am nañ yaakaar ne suñu borom xëy na suñu tàllalee loxo rek ñenn partenaires yi xëy na ñu wëy suñu quoi incha allah. jërë ngeen jëf bàyyi xel muy bàyyi xel bu ngeen ko seetloo day jóg fekk ci waaj xool ci li muy yëngu xool ci li muy dox Ibrahima topp nañ ko. gis na li muy wax loolu yëpp boobu lañ dëgg la day dugg ci kër yi dugg ci kër yi sensibiliser parents yi waxtaan na ñoom recenser xale yi nekk seen biir seen i problème moom mu jóg ak i nitam seeti ay partenaires bu gisul partenaire ñoom dañu am seen biir ñu boole ko xool nañuy jàppale jëmm jooju kon ku mel nii jàppale dangay war moo tax TV online 221 ne man kenn du ma ci jiitu jóg ànd ak équipe am seeti ko mooy image yooyu ngeen si jaar ci suuf mooy li nga xam ne Ibrahima doon na ko fay def fii ci Sam Notaire ak gox yi ko wër Ibrahima nag ku ko bëgg dimbale wala ku bëgg jàpp ci la muy liggéey lu ne numéro yu jaar ci suuf mooy numéro Ibrahima ngeen ko xool contacter taxawuma assistance Ibrahima lan ngay jeexal. waaw d'abord di la jaajëfal di jaajëfal équipe bi nga àndal vraiment di leen encourage ci liggéey bi donc di remercier tamit di la wax ni tamit macha allah ko active nga yaa ngi ci liggéey bi li mel ni donc vice-présidente Ndeye Ndiaye ak Maymouna trésorière docteur Abdou Sène mooy communication Alpha ak ñi nga xamante ne équipe la boo xam ne ñoo ngi jàppale taxaw ma li mel ni organisation monsieur Mbodj ak équipe yi nga xamante ni monsieur Yahya Mbodj moom it aussi donc moom mooy chargé au côté secrétariat donc aussi ak équipe yi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale donc vraiment di wax ni ñoom kenn fay ñu kenn dara ku nekk na nga volontaire te yàlla rek tax donc message bi may joxe mooy yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel taxawam assistance handicap ñoo ngi tàllal loxo si ñëpp képp koo xamante ni mën nga see jàpp ndaxte comme ni nga ko waxee rek handicap dafa nekk lu doy waar loo xamante temps dundoo ko rek doo ko mës a xam te Olof Ndiaye day faral di wax ni dund bu sotteeku lépp xaj na ci gis nañ ñoo xamante ni mosu ñoo am handicap xëy rek am handicap ñooñu dañ leen négliger wala dañ leen di sànni dañ leen war a accompagner
moo xam côté stratégie ci côté méthode il faut xale yi ñu leen di préparer ay projets surtout ma lancement bi may wax ci côté éducation. Déjà taxawam assistance jël na 15 xale yu war a accompagner ci côté éducation pris en charge gratuite ak suñu propre moyen donc loolu rek dañuy lancer appel ni côté éducation aussi ñoo ngi ci wax ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ndax nag nga jàpp ni taxawam assistance handicap day veiller pour xale bi ñu jàppale ko moom it mu dem ba jàppale ay morom ñu mel ni moom te j'espère que Lago du wees comme ni ko Aïssatou di ko waxee Lago du wees kon donc di remercier ñëpp encore une fois di jaajëfal équipe bi nga àndal di wax ni yàlla bi nga xamante moo teewul dara yal na yàlla defar ñun defar suñu mbir aussi barke liggéey bu baax a baax yàlla tamit daf taxaw ma mu nekk taxaw ma bu universel di taxaw ñëpp donc loolu rek mooy suñu bëbët liggéey la bu sell la dañ ko def te yàlla rek tax yàlla amaana ñi nga xamante ni moom la ñu bëbët ci ay rêve ay projet xëy na fii ak année yii di ñëw incha allah xëy na mun na am avancement bu baax a baax incha allah jërëjëf sëñ naa ci invitation bi. jërëjëf man la ko Ibrahima Aïdara di président association taxawuma la muy taxawuma assistance handicap kon nag man la bàyyi xel ñu ko jëmale fi benn yoon ci beneen numéro di leen gërëm yéen ñi nekkoon ci équipe technique bi suñu limee juum waaye maa ngi gërëm képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci TV online 221 dina xamal daal li rek mooy liggéey bi kon nag